jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës université Gaston Berger bu diwaanu ndax nag étudiants ya dañoo xëyati di wane seen bopp nag ñu ne diirug ñaari fan daal dañu koy dakkal lépp luy njàng foofee ca daara jooje tey sax nag jot nañu laalanteeg takk derrière di sàkku rek nag ñu taxaw ci yooyu nga xamante ni yàgg nañu ko ñaxtu daanu dégg ci kanam tuuti coordinateur bu étudiants yi Ousmane Gueye lu soxal nag kon maire bu Sindia boobu di Thierno Diagne te nu tegoon ko loxo nag gannaaw lu ñu ne loxoom dafa laale ci luubal koppar mu jëm nag ci mbirum suuf forum civil mooy sàkku nag ci kër gi di IGE mu daal di wàcc nag ci communes yi di Saly Nguéniène Diass jàpp Mbour ndax bari na lool lu ñu fay tudd ci communes yooyu ay coowal suuf forum bu Ndakaaru ci wàllu ndox nag ñi ngi koy waajal boobeep forum nag fii ñu gis ni ville de Dakar moom daal dinay noppi xatt nag ngir sóobu nag ca boobeep forum nga xamante ne nii nag ñi ngi ko jagleel nag wàllu ko ndox mi maire bu ville de Dakar Barthélémy Dias daa ngeen ko dégg moom it ci biir xibaar yi muy wax ni ndaje yooyu nag dafay am solo ndax liñ ci jublu sax mooy ñoom ci seen wàll it ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ndax wàllu ndox war nañ cee taxaw bu baax a baax ak lu soxal wàllu assainissement tàggat yaram dinañ ci àddu ak sunu gaynde yi nga xamante ni ñu ngi waajal seen diggante ak Égypte mu ñeel barrage mondial Qatar 2022 sélectionneur bi nag di Aliou Cissé wax na ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a bokk ca jongante yooyee ñeent nag duñu bokk bi yoon ñu nekk ay champion d'Afrique waaye am na ñoo xamante ni tey fekk si nañu tañeer bi ku ci mel ni Youssouf Sabaly mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li ci daara ju kawe ji nekk ca ndax di Gaston Berger étudiants yi nag dañoo xëy di yëngu-yëngal ñu ne nag lépp luy activité ca daara jooje dañu ko dakkal yooyu étudiants nga xamante ne sax kon jot nañu laale ak takk der ya naka noonu it fexe nañu rek ba daanaka daal di galgal yoon ya ba daanaka dem ak dikk sax xawoon naa jafe foofu ki nga xamante ne nag moom moo jiite woon séance bu coordination bi bu étudiants ya foofee Abibatou Sané Balde lañu koy wax ñu teewlu ko ci micro Seydou Diop. ñëw nañ fi fan yee mois de janvier ñëw yàq tali bi génnee lépp ne dañ koy defar mais booba tey defaruñu ko tey moo tax ñu ñaxtu lii ñëw ba fii def grève wàcc ci national bi. tey boo gisee décrété nañu 48 heures maanaam ñaari fan yoo xamante ne étudiants yi nañ toog te duñu jàngi loolu décrété nañ ko ak tamit décrété nañu toog doo fay ticket restaurant dañuy illimité lañ def maanaam fii ba keroog étudiants yi tant que autorités yi jëluñu seen matuwaay bu wóor te teg étudiants yi ci li seen droit yoo xamante ne les plus absolus tey ñun duñ fi jógee te nañ leen wax ni que ñun coordination des étudiants de Saint-Louis tant que autorités yi jël ñu seen mesure ferme yoo xamante ne dinañ résoudre problème bi une bonne fois pour toutes ñun duñ fi jóg te dunañ. ñu des foofee ca diwaanu Ndar ak liggéeykatu sociaux yooyu nag yu diwaanu Ndar ñoom nag ñi ngi xamle ni ci wàllu mbas mi moom niñ ci taxawee nag am na solo lool ndax bu ñu xoolee ñi nga xamante ni nag amoon nañu jàngoro ji te ñu demoon sax daanaka ba mel ni ku tàggoog seen sago ñi ngi leen doon gunge bu baax a baax ngir nag ñu mën a xam daal naka la ñuy dékkoo jàngoro ji bu loolu weesoo tamit gis nañu ne jàngoroy mbas mi indi na ay jafe-jafe ca diwaanu Ndar ndax am na ci ay aji dencante yoo xamante ni mujj bi seen diggante dafa ñagas ba ñu tàqalikoo ñoom liggéeykat yooyu it def nañ ci liggéey bu am solo jubale leen sax lu baree bari ñu teew lu Gora Seye moom moo jiite service régional bu action sociale ci diwaanu Ndar. tey jii nag da doon wax li ñun lan lañ def si wàllu pandémie de la Covid-19 ñu gis ni tey boo jëlee action sociale am na lu am solo loo xam ni travailleurs sociaux yooyu fa nekk def nañ ko li si mel ne ay prise en charge psychosociale ñi nga xam ne dañu nekkoon ay confiné ñi nga xam ni dañu aussi feebaroon wala ñu sonnoon soxla ku leen jàppale pour éviter que ñu stigmatiser leen au niveau de l'hôpital aussi suñu collègues yi nekk foofu def nañ liggéey bu am solo si patients yi rawatina ak ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla woon ku wax ak ñoom pour mën leen delloosi boo jëlee côté AYMO am na ay borom kër yi bare yu taxal ko ak seen ay jabar loolu aussi ñoom ñu def si liggéey bu am solo pour mën leen delloosi ba jàmm am boo jëlee aussi développement communautaire état bi
bi mbir yi amee am na ay dispositions yu am solo yu mu jël pour jàppale askan bi rawat naag si ay affaire denrées alimentaires ñooñu ñi nga xam ne nekk ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñoom noonu ko jagleel. ca diwaanu Kaffrine moom ñooy yëngu ca kër docteur ya nag ñoo daal di soobu ci ab grève banque seen yoxoo ci liggéey bi la ñu wax nee ñu nag lu ko tàmbalee ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars loolee nag ngir naqarlu anam yi nga xamante ni moom la ñuy liggéey ña ngay dànkaafu nag ndax nee nañ programme yi ñeel ñaq yi dañu koy dakkal naka noonu it consultation bi maanaam saytu ba nit ne ñëw mën a xool seen bopp ci wàllu ko wér-gu-yaram loolu yëpp nag boo mayul daanu ko dakkal ñu teewlu Baye Thiam moom mooy coordonnateur régional la ca diwaanu Kaffrine ci micro Omar Ndiaye. loolu nag tey li ñu ci nam mooy dañ def sitting tey ji dénoncer yëgal population bi que ne ànd gësam préparé waat nañ dem sur le terrain ndax dig yi nga xamante ni gouvernement bi digoon nañu ko ba léegi dara sottiwu ci. ma rappelé ne nag gouvernement le président de la République Macky Sall moo ñu digoon ci 2019 nañu may leen ma élection yi passé mois d'avril mu ubbi dossier bi ñu réglé ko booba léegi nag France daal di xëndem dara taxawul. nañu appliquer li nga xam lañ moom inégalité salariale yi dafa bari te loolu du yoon nañu jox gëdd agent de santé yi surtout les paramédicaux. système de santé Sénégal bi rek ngay gis tey ku génn def 10 ans de contractuel xamoo foo féetee chaque année ñu renouveler la benn contrat nga dem toog. li ñu wax mooy ñi ngi def tey sitting nii le 23 le 24 bii di ñëw incha allah rabi semaine prochaine dinañ def observer grève de 48 heures. rien ne change nag cette fois-ci duñ jaar ay plan d'action kilométrique déedéet. dañuy jëm ci cappaandaw ga rek muy jeex tout ce qui est programme PV muy ñàkk yeeg yooyu yëpp dañ koy boycotté am na CU Milda bu war a ñëw dañ koy boycotté muy sànq yi mais aussi dañuy boycotté tout ce qui est surveillance épidémiologique. ma ngoog Omar Ndiaye moo taataan kàddu yooyu dañuy des ak moom ca diwaanu Kaffrine wax nag ci askan wi nga xamante ne fi mu ne nii nag daal di nañu daloo foofu ab centre de dialyse loolee nag di lu am solo lu toll ci fukk ak juróom-benn ci lal la ñu ne nag lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci aji tawat ñi amee ay jafe-jafe ci wàllu roño bay dialyse nag mën nañu faa yegg centre boobu nag ñi ngi ko daloo ci teewaayu jëwriñ ji ñu gàll wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr dañuy dem ba Kaffrine boobu ni ma ko waxee ak Omar Ndiaye. ci teewaayu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr la ñu daloon nag guléet centre dialyse bu am fukk ak juróom benn machine yoo xam ne dafay segg deretu nit ki loolu nag nekk ngëneel ci ñi nga xam ne ñooy dund ak feebaru roño. waaw centre bi nii am nañ maanaam ay générateur machine yoo xam ne day segg deretu patient yi am nañ ci 16 ci biir grande salle bi am nañ ci 12 machines yoo xam ne fa la nekk ci salle d'urgence bi am nañ fa ñaar ak yenn yoo xam ne dañ ko denc pour au cas où bu ñu amee problème ci yeneen ki ñu remplacer ko mooy ñaar donc en tout 16 machines mu ngi ci biir. te machine bi mën na jël ba ñett patient par jour benn machine waaw parce que ay séquence de 4 heures la mën na jël. personnel bi pour l'instant amagum nañ ñaar ñoo xam ne fii lañ nekk. lu ni mel nag maire commune bu Kaffrine Ablaye Sow rafetlu ko jàpp ne wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Kaffrine gën nañ ko ñoŋol. lii nii même ci Dakar da doon tëral nit ñi ci hôpitaux yi gën a mag la doon am te ñi amoon alal rek ñoo ko mën a def ñi amoon alal rek ñoo ko mën a def képp ku loolu daloon da ngay xam ni mbir mi sotti jeex na waaye président Macky Sall dafa ne équité territoriale dafa bëgg lii am Dakar am Kaffrine am Kédougou am Sarémata ñun am nañ ci firnde tey ndaxte li nga xam ne borom alal rek ñoo ko doon am tey baadoola mën na ko am. ñaar fukk ak ñaari centre dialyse ñoo amagum nag ci biir réew mi lu ni mel nag jawriñ ji ñu dénk wàll wi di ñaax askanu Kaffrine nag ñu gën a saytu centre bi le te def ko seen moomeel. mais li ëpp solo mooy population Kaffrine ñoo ko moom il faut que population Kaffrine yi xam ne ñoo moom centre bi te liñ leen defal tey nekk na loo xamante ne benn projet rek mais yi ñëw si kanam mooy ëpp. monsieur le maire maa ngi leen di dégg centre bi bu baax. juróom fukki doomu aadama ak juróom benn nag ñooy dund ak feebaru roño fii ci diwaanu Kaffrine te nag jawriñ bi ñu dénk wàll wi nee nañ daañ jël ñëpp en charge duñ ci fay dara ngir saytu seen wàllu wér-gu-yaram ci centre de santé bi nga xam ne fi lañ monté fukk ak juróom benn machine yi nga xam ne day def dialyse. niñ ko waxee woon ci ponk yi nag gannaaw ba na ko tegee loxo moom maire bu Sindia di Thierno Diagne ndax lu nu ka tuumaal rek ne loxoom dafa laale ci wàllu ko luubal mu jëm nag ci mbirum suuf tey nag waa forum civil ñooy sàkku ci kër gii di IGE mu daal di wàcc nag ci gox yi di Saly Nguéniène Diass jàpp Mbour ndax bari na lool lu ñuy tudd coowal suuf nag ci yooyee gox ñu ne nag waa société civile nag ñu ne daal lii waruñu koo bàyyi benn yoon sax nag muy jàll Abdourahmane Diallo la ñuy fekk ji ca Mbour.
Thierno Diagne mu ngi ci kaso bi mercredi ba léegi lenn waralu ko lu dul mbirum suuf waa Forum Civil di xamle ni li ni mel bettu leen. Thierno Diagne daanu bi mu daanu bettuñu parce que mën nañ ne daanu bi ku nekk séntu woon na ko ñun depuis 2017 la ñu commencé woon di am ay réclamations yoo xam ne nit ñi ñu ngi doon ñëw di ñu ko wax ci wàllu suuf. waa ji nga xam ne moom ci société civile la bokk muy xamle ni am na ay maire yu bari yu nekk ci commune yu nekkee ci département bu Mbour lu jëm ci wàllum suuf dañ ci taq rib ku mel ni sax maire Saly di Ousmane Gueye ci la bokk. commune de Saly ak la mairie de Saly il y a beaucoup de scandales fonciers boo demee commune de Diass également avec le défunt maire il y a beaucoup de scandales fonciers nga dem fi nga xamante ne que moom mooy Nguéniène avec l'affaire Produmel il y a énormément également de scandales fonciers mais fi nga xamante ne que moo di commune de Mbour également il y a beaucoup de litiges fonciers ak ki nga xam ne moo nekkoon l'ancien maire ak la place publique mais également avec comment dirais-je encore la lagune de Mbaling. waa Forum Civil di ñaax waa IGE ñu daal di ñëw ci département bu Mbour ngir ñu mën a càmbar mbir yooyu. beneen bi mooy département de Mbour nekk na département boo xam ne lu feesee Dakar Mbour lay tuuru et loolu véritablement tax nañu ne comme Mbour amul plan directeur d'urbanisme comme Mbour amul également li nga xamante ne que moom mooy schéma d'aménagement territorial comme Mbour amul également plan d'urbanisme de détail véritablement loolu aussi war nañ ci mën a taxaw. ci fàttali ay kuréel yu bari ak askan wi saa su ne ci département bu Mbour dañuy amal ay manifester ngir ñaawlu seen suuf yi ñuy teg loxo. gannaaw foofu ñu wutali nag fële ca département bu Thiès fa ñu naan nag Kër Moussa juróomi dëkk yu ñaxip tey ña nga cay jafe-jafe dëkk yooyu nag ñoo daal di génn di ñaxtu ndax nee ñu nag bu nu seetaanee ña yeewu ci dëkk yooyu daañu leen génnee ci seen i dëkk waaye nangu seen i suuf ñoom nag dañu joxoñ baaraam tuuma ab promoteur boo xamante ne tey moom promoteur ba ma nga yorub këyit bu leer naññi nag ne ab décret moom moo ko may sañ-sañ ci suuf soosé askan wa nag duñu ko seetaan ba ñu cay Cheikh Anta Diop Sey la tiira ñu joxe ci suñu suuf lu toll ci 5,000 hectares de jagleel ko usine Dangote ak yeneen i carrières yi nekk fii ci gox bi loolee de doy na sëkk buñ ci dollit ay ñeneen jóg ne nag suuf yi ñu dese dañ koo fas yéenee nangu dëkk yi di Manko seen wolof seen séeréer jàpp ñaxit bu pexe yooyu jubee de dëkk yooyu yëpp dañuy jóg. ñu am benn sëriñ bu ñu dëkkal fii ci gox bi. bu ñëw fii mu ni moom suñu forêt bi ñëwaat dem ci autorité yi nekk fii ñu wax leen ko affaire bi amul saafara ba léegi mu continuer di insister te ñun ay béykat lañu mais ay sàmmkat lañu forêt bi ñu amoon fii Pout ak Kër Moussa ñoom ñoo ko sëkk forêt bi dañ ko dogote joxe ko ba mu jeex tàkk bàyyi luñ fi dara presque sàmm yi fu ñuy sàmmee fu ñu duggee wala fu ñu génnee li ngeen gis nii ñu won leen ko moom lañ fi dese ci loo xamante ni mun nañ ko tuddee forêt ñu ciy sàmm di ci jofal su ko jëlee daanaka kër yi day jóg gétt yi day jóg suuf si ñu bëgg a nangu ni suñ koy xayma ñu ngi koy xayma ci ay 200 hectares. ki yor seen kàddu nee na li leen jaaxal ab promoteur moo ñëw wan leen ak kayit ne nag dañ ko jox ci lu leer. décret présidentiel la wax moom la ko jotee. dëkk bi ñu nekk nii muy ñaxeb séréer moom mooy ndey dëkk yi fi nekk yépp am na lu ëpp téeméeri at suñuy papa yi sax fii lañ juddoo waxuma la ñun ñii. ñi fare ci wet gi di zone nord nekk ci Kër Moussa ak dëkk yi ko fare nee nañ duñu dellu ginnaaw ci seen taxawaay lii ñu dese as néew di kenn du ko foqar ñi seeni yoxo. ville de Dakar moom tàmbali na ab forum moom ni ki tey ji nag dana wéy ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ñu jagleel ko wàllu ko ndox ci jamono jooju Ndakaaru ñuy waajal forum bu mag bi nga xamante ni itam ñi ngi ko jagleel wàllu ndox fii ci Ndakaaru maire bi nag di Barthélémy Dias moom yëkkati na ay kàddu di wax nag ne tomb ñu fas yéene waxtaane dina ci bokk wàllu ko ndox mi ni ñuy fexe nag ba yenn ci gox fii ci réew mi te jotewuñ ci ndox rawatina ak ci Ndakaaru ñu mën cee jote naka noonu it assainissement bi nga xamante ne léeg-léeg ay jafe-jafe la tamit ni ñuy fexee ba gën caa taxaw activité yooyu yëpp nag niñ ko xamle rek bokk na ci forum bu ñuy waajal dañuy teewlu Barthélémy Dias ci micro Alassane Ba ak Diafara Ba. thématique bi nag bu ñu proposé mooy waxtaan bu ñuy wootee biir Dakar mooy ci gàttal mooy l'eau à Dakar ak Dakar dans les eaux l'eau à Dakar mooy ndox fii ci Dakar yemul lekk ci ubbi robinet bañ a am ndox su ñuy wax ci waxu ndox biir Ndakaaru day englober lu bëri wante
Dakar biig rek amoon na fi benn incendie ci salle des ventes bañ fay dem suñu mbokk sapeur pompier yi am fa ay jafe-jafe lool pour mën a fay safara bi ndax lan ndax ñàkk am bouche d'incendie biir Dakar dëkk bu mel ni Dakar lu fi toll ci 7 millions bu doomu aadama ñi fi yeewu te amul benn bouche d'incendie moo xam ci université yi moo xam ci yenn hôpitaux yi moo xam ci yenn marché yi loolu lu jar a bàyyi xel la Dakar nag dans les eaux mooy Dakar ci mbënn bi ñu mën ko waxtaane tamit dafa jaaduwul ci dëkk bu mel ni Sénégal yàlla baaxee ñu ay nit ñu am xam-xam ñuy toog tey di gis Sénégal particulièrement Dakar ñuy tabax ay dëkk te assainissement du fa am. mu nekkoon maire bu ville de Dakar hôtel bu njëkk nag bu station balnéaire Pointe Sarène nag daanu ko daloo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars président Macky Sall moo ko fas yéene kon teewee boobeep daloo SAPCO nag ngir rek kon wàllu tourisme bi gën a soqaliku foofu tey jote na ci ay daamar yoo xamante ne dañ ko jagleel daamar yi nag dana yëngu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne nii dana setal Pointe Sarène ak la ko wër ñu teewlu Amadou Mané Diop Amadou Mame Diop moom mooy DG bu SAPCO ci micro Abdourahmane Diallo. tey ñu ñëw di réceptionner ay engins yi nga xam ni ñeent la yu am solo camion tractopelle luy bale mbalit mi ak benn camion à benn tasseuse yi nga xam ni day tax dëkk bi gën a mën a set loolu nag buñ ko jumtukaay yooyu buñ ko amee jàpp nañ ni dana yokk d'abord si ñun ñiy liggéey muy waa SAPCO seen condition de travail mais aussi si li nga xam ni moo jëm si setal ak yokk li nga xam ni moom mooy environnement bi ñu dëkkee mu gën a set mu gën a sell jàpp na ni loolu dana ñu indil lu bëri si liggéey boobu. des na yeneen étape pour xëy na fi ñu bëgg yóbbu station bi mu mën ko fa yóbbu donc jàpp naa ni balaa moo yàgg comité boobu ni ñu ko bëggee ñun ñëpp dana sotti incha allah si seen jàppali buñ si àndee lu gaaw lay nekk pour mu taxaw. waa Pointe Sarène station bi yaakaar naa ni li si ëppoon si liggéey bi avancé na bu baax bi jàpp nañ ni nag donc li nga xam ni moo si ëpp solo tey mooy aussi am na benn infrastructure hôtelière bi nga xam ni moom dana commencé balaa moo yàgg aussi ay semaines yuy ñëw donc loolu dana fekk station bi. ñu àddu ci wàllug caada nag ak film bi nga xamante ne tey jii moom lañ leen di xamleel Félicité la ñu ko duppee réalisateur bi di Alain Gomis nag moom moo def film boobu muy film bu am solo dañu des ba tey nag ci weer wi nga xamante ne moom la ñu jagleel soxna yi ci biir film bi nag mi ngi ciy wane ab soxna soo xamante ne waajur bu jigéen la waaye bu jàmbaare la buy xeex nag saa su ne te nanguwul a daanu benn yoon leeral yeeg Ibou Diouf. ci film bi ñu duppee Félicité personnage principal bi ab soxna la ñu ne nag bëriwul liñ koy gis ci film yu mag yi ni mel loolu nag la réalisateur bi bëggoon xeex. En tant que cinéaste, je voyais peu de personnages féminins. En fait. ba ma tàmbalee liggéey ci monde cinéma ak tey néew na li ma ciy gis ay personnages yu jigéen. li ma bëggoon mooy am benn personnage ci biir jigéen yi ngir ñu wone naka la ñuy gérer seeni kër bés bu ne. qui doivent assurer beaucoup de choses du quotidien. Félicité di ko xamante ne saa su nekk bu xëyoon mu ngi def kéemtalaay kàttanam loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne soxna yi ñu ngi koy amal saa su nekk ba waral ñu leen di delloo njukkal. Alors il y avait non seulement le personnage principal, il y avait des membres de l'équipe technique, donc la chef opératrice aussi. personnage principal bi jigéen la waaye am na tamit yeneen i jigéen yu bokk ci équipe technique ak ku mel ni chef opératrice bi dama bëggoon teg défi jigéen ñi. Moi j'ai un regard aussi masculin et du coup elle m'amenait à faire des adaptations aussi. xalaat bi réalisateur bi jaarale ko
ci li nga xamante ne mooy taxawaayu actrice bile nga xamante ne laata muy dugg ci bile film kenn xamu ko woon wante taxawaay biñ ci am tax nañu ràññee ko fépp ci àdduna bi. Bien sûr, je pense que le cinéma, d'une manière générale, les films, qu'ils soient pour le cinéma, la télévision, ont besoin de regards différenciés. ci mbiru cinéma dañuy soxla ay gëstu yu wuute te jigéen ñi ni ñuy gisee am na solo trop. d'un enfant vont être différents. Alain Gomis nag ne rek lim ci jublu woon daanaka am na ko fësal taxawaay bi nga xamante ne saa su nekk soxna yi ñu ngi koy fësal loolu nag la bëggoon wone ci bile film. Mais ce gap, en fait, on le voit tous les jours. Il est d'abord dans nos foyers, donc. ni ñuy favoriser góor di fàtte jigéen yi dañ ko war a xeex bés bu ne. Ce qu'on a à faire, on n'est pas arrivé. ñun ñëpp ci war a jàpp. Un certain nombre de choses, à nous de voir ce qu'on garde pas. Félicité bi nga xamante ne mu ngi doon def kem kàttanam jaarale ko ci ay yëngu-yëngum bokk na ci wéy ngir mën a taxawu ñi nga xamante ne ñoom la nekkaloon loolu rek di firndeel saa su nekk taxawaay bi nga xamante ne soxna yi àdduna bi rawatina ñu féete fii ci Afrique ñu ngi ko amal saa su nekk. ñu wax ci tàggat yaram ak barrage mondial Qatar 2022 bi ñu jublu Aliou Cissé sélectionneur bu Sénégal di tàggat sunu gaynde nag fësal na ñi nga xamante ne ñoo fas yéene kon jàkkaarloo ak Égypte ci jongante boobee am na ci nag ñeenti champion d'Afrique yoo xamante ni duñu teew ci tanière bi waaye Youssouf Sabaly moom ñëw na ak ki nga xamante ni moom mooy portier bu Sénégal bi di Bingourou Kamara. Aliou Cissé nag mi ngi xam leen ni jongante boobu di match aller bi mënta yomb ndax ku ne xam na ni Sénégal dafa amoon ndam ci kaw Égypte leeral yi dañu ci ànd ak Pape Fara Ñing. ñaari jongante yi dox sunu diggante ak Égypte dina métti lool gannaaw ba ñuy gagné Coupe d'Afrique bi seen kaw entraîneur bu équipe nationale bi ne faaw nag ñu confirmer sunu statut bu baax a baax meilleure équipe africaine bi naam sax xam na ne du nekk lu yomb. tey boo nekkee champion d'Afrique ñëpp ñu ngi xaar ni que nga dem Coupe du Monde Coupe du Monde nag mooy compétition boo xam ne mën naa wax ni que ci mbirum football mooy compétition bu gën a mag. tey footballeur boo xam ne mi ngi joué te deful coupe du monde maanaam am na lu ko manqué entraîneur buy entraîné te joué wuloo gungeewu équipe coupe du monde am na lu manqué mu nekk compétition boo xam ne Sénégal war na fa dem parce que adduna bi yëpp ñu ngi xaar Sénégal dem fa Afrique yëpp ñu ngi xaar Sénégal dem fa mais yàlla def na ni que Égypte nañuy joué muy équipe boo xam ne dóor nañ ko dernière CAN bi ci série tir au but mu nekk équipe bu njaxlaf tamit mu nekk équipe boo xam ne équipe bu revanchard lay doon premier match bi seen réew dañ koy joué ñëpp xam nañ ni que dem Égypte gagné fa du loo xam ne lu yomb pression bi dina bëri trop si ñun waaye je crois que am nañu moyen yoo xam ne war nañ mën a gérer pression boobu. dellu si Youssouf Sabaly ci équipe bi ak jafe-jafe Ismaïla Sarr ci côté droit bi lu nu mel lu am solo la suñu sukkandikoo ci Aliou Cissé. Sabaly moom joueur boo xam ne la yàgg na ci tanière bi ñëpp xam nañ ko si. moom ak Bouna tey ñu constitué benn duo boo xam ne bu intéressant la tey pour man entraîneur am xale bu mel ni Youssouf Sabaly am xale bu mel ni Bouna Sarr plus la ci équipe nationale bi parce que dina am ay match yoo xam ne xëy na Sénégal dafa war a gën a mën a défendre Sabaly défenseur boo xam ne la ñëpp xam nañu ay qualité am Bouna Sarr tamit bu dee tey soxla nañu équipe boo xam ne war na nekk équipe bu gën a offensive Bouna Sarr am na potentiel boobu même bu dee xam naa ni que défensivement tamit défenseur la je crois que loolu vraiment possibilité yooyu pour entraîneur possibilité yu am solo la. ñeent ci ñi nga xam ne ñoo jëloon Coupe d'Afrique bi duñu bokk ci joŋante yi. Notez aussi bien sûr l'absence de deux gardiens qui sont Seny Dieng qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement je pense jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence de Ibrahima Mbaye dû aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir qui n'a pas pu être convoqué. équipe bi nag altine bi jour yëpp dinañ ñëw regroupement bi ñu koy amale foofu ca diwaanu Marrakech nekk ca Maroc ci après midi bi dinañ amal seen tàggatu bu njëkk laata ñuy dem foofu ca Égypte ci alxamis bi.
ni nga ko waxee Pafar Ñing sunu gaynde yi kon daañu dem Marrakech foofee nag la ñu fas yéene amale rek seen tàggatu ngir waajal bu baax a baax seen diggante ak Égypte ñi ngi leen di xaar nag ñu war a ñibbisi àjjuma lay doon ci guddi ñu teewlu kii tàggat sunu gaynde yi Aliou Cissé. Normalement staff bu nekk fii suba nañu war a voyager pour dem Marrakech foofu mooy suñu centre d'entraînement foofu la ñuy regroupé wu. Lundi bi normalement booru 19h nañuy entraîner joueurs yi normalement booru 15h nañu war a atterrir 19h mooy suñu première séance d'entraînement mardi bi tamit 19h mercredi bi ñu entraîner suñu dernière séance d'entraînement Marrakech incha allah jeudi 10h nañu war a décoller Marrakech pour egg Caire ak jàmm ak salaam entraîner foofu jouer vendredi ci guddi vendredi ak samedi bi ñu ñëw fii Dakar pour préparer beneen match bi pour le 29. ma ngoog ci kàddu yooyee la ñuy jeexalee xibaaru marax mi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Leya Sukeyna Ndiaye.